jërë ngeen jëf ci déglu bi daal leen jàmm ci Ecorex. tey jii dañuy wéyal gëstu bi nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu fiscalité ci biir secteur extractif bi am na nag ay baat yoo xam ne ñu ngi koy faral di dégg mu jëm ci wàllu fraude fiscale stratégie d'optimisation fiscale évasion fiscale évitement fiscal paradis fiscaux loolu yëpp ay baat la yoo xam ne dañu koy dégg lu bëree bëri am na nag ay wute yu ci dox daañu gis itam jeexital bi muy am ci koomu réew yi nga xam ne ñoom ñooy dalal multinationales yi léegi-léegi lay doon ci seen biir émission Ecorex. gan gi ci Ecorex. maa ngi lay nuyu sëñ bi Magueye Boye. maa ngi lay fay di la sant bu baax Abdou. inspecteur principal des impôts et des domaines jiite bureau bi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu coopération internationale dama bëggoon xam lan mooy différence bi entre évitement fiscal ak évasion fiscale ainsi de suite ay termes la yoo xam ne dañ koy dégg waaye dafay desee leer ci suñuy nopp lan mooy différence bi. waaw yooyu évitement fiscal fraude fiscale évasion fiscale optimisation fiscale benn bu mu ci mën ci doon ay mbir la yoo xam ne nii këru liggéeykaay yi dañ cay jaar pour wàññi lañ xam ne ni moom la ñu waroon a fay ci lépp évitement mooy maytu entreprise yi yenn saa yi ni ñuy doxalee ci biir àdduna bi dañuy seet fa nga xam ne nii lépp ba moo fa gën a nooy ñu dem toog foofu wala ñu seet ci biir code général des impôts yu réew yi wala ci biir législation yu réew yi di ci xool ay mbir yoo xam ne ni ay poroxndool yoo xam ne mën nañ fa jaar pour fay lépp bu néew loolu kenn du leen ko reprocher ndax fay lépp bu néew kenn du ko reprocher nit bu fekkee disons jaar na yoon ou du moins amul lenn loo xam ne ni tere na ko ndax lu ñu dul tere rek nangu nañ nit def ko ci wàllu loi loolu la ñuy woowee optimisation fiscale waaye bu ëppee dafay jalgati li nga xam ne nii mooy xalaat bi wundu l'impôt foofu la ñuy indee abus de droit bu fekkee entreprise bi la muy def ci fayum l'impôt rek la ko teg stratégie pour fay impôt bu néew kese donc képp bu boobaa day doon abus de droit waaye bu fekkee jublu na ci leneen ak leneen loo xam ne nii ci réew moo koy permettre activité am jaar yoon même bu fekkee dafay am comme conséquence ñàkk fayum lépp waaye fay lépp bu néew même bu fekkee enfreindre la loi loolu kenn mënu ko reprocher lu bari yooyu yépp noonu ñoo niroo ñu ngi waroo ci benn am na ci yoo xam ne ni yoon da koo tere fraude fiscale ak évasion fiscale yoon da koo tere optimisation fiscale yoon terewu ko bu fekkee dañu ko encadrer waaye bu fekkee ëpp na ci ni ko entreprise bi di utiliser boobu nag dañuy invoquer li ngay woon abus de droit pour fexe ba entreprise yi bañ a ëppal ci li nga xam ne nii moo wundu l'impôt même bu fekkee binduñu ko mu leer. gis nañu ne am na dëkk yoo xam ne quand même dañuy am mbir yoo xam ne dañ ciy wàññi l'impôt bi bu baax a baax loolu lan moo koy faral di indi. waaw xam nga entreprise dafay xalaat bénéfice global entreprise multinationale yi seetuñu bénéfice bi ñuy amee Sénégal wala bi ñuy amee Mali wala bi ñuy amee France ak yooyu xam nga lan la ñuy seet bénéfice bi ñuy am boo ko dajalee yëpp ci réew yëpp bénéfice boobu nu mu toll bu ñu fayee l'impôt ba pare looloo waral yenn saa yi ñuy fexe ba di jël li ñuy gañ seenum koom ñu koy yóbbu ci réew yoo xam ne nii duñ fa fay l'impôt bu bari. li ñuy wax ay paradis fiscaux. waaw loolu ngeen koy tuddee yéen paradis fiscaux noonu lañ koy tuddee mais ñun ci biir code général des impôts duñu ko tuddee noonu dañuy tuddee ni réew yi nga xam ne nii dañuy may entreprise ñu fay l'impôt bu néew ci seeni territoire pays à fiscalité privilégiée ak réew yi nga xam ne nii ci wàllu weccoo ay information réew ak réew ñoom faraluñu di ñu ko def loolu mooy ay état non coopératif ñaar yooyu bu fekkee réew ma nga xam ne nii fa la entreprise ba nekk ma nga fay impôt di fa fay impôt bu néew boo xaajee l'impôt bi mu waroon a fay fii ci Sénégal loolu la ñuy woowee pays à fiscalité privilégiée bu dee réew ma ci wàllu weccoo ay xalaat signéwul ay convention wala bu ko signé tamit boo ko laajee information du la ko jox ci sénégalais yi maanaam wala ñeneen ñoo xam ne dañ faa résider di fa am ay revenus yoo xam ne dañ leen waroon a fay l'impôt fii ci Sénégal loolu lañ leen di woowee ay pays non coopératifs ñaari critères yooyu la ñuy dajale pour désigner maanaam réew yi nga xam ne ni yéen da ngeen leen jàpp ay àjjana ci wàllu l'impôt. mu ngi noonu inspecteur principal des impôts et des domaines daañu dikkaat ak yow léegi fii léegi ñaari simili lay doon. Ecorex reportage. paradis fiscaux dañuy faral di dégg ñu koy wax tey ji nag daañu dikk ak yéen ci biir élément bi nga xam ne Jean Paul Ndour defal ñu ko ci lan la wundu ak lan mooy jeexitalam ci économie bi. mbir biñ duppee Panama Papers fësalaatoon na 2017 li ñeel paradis fiscaux yi ak société offshore yi Cablegate 2010 Offshore Leaks 2013 Luxembourg Leaks 2014 Swiss Leaks 2015 jamono crise ñi jiite dëkk yi dañu war a faram-fàcce li ñuy def ak liy gàllankoor seen liggéey faw mu am ñuñ tuumal bu ko defee ñu gestu paradis fiscaux yi ngir moome vent dëkk yi nanguwul ñu denc fa xaalis bëri na liñ leen di tuumal ne dañuy nasaxal koomu àdduna wërngal këpp paradis fiscaux yi nag attaqué leen yomb na ndaxte bëri na lu ñuy def lu jaarul yoon pourtant paradis fiscaux yi bokk nañ ci ñiy doxal koomu jamono bi buñ leen dindee entreprise yu bëri dinañ dàq ñu bëri ñu leen di liggéeyal ndaxte lu bëri dafay sooxe
wute ci ni ñuy jëfandikoo koppar yi ñuy jot entreprise yiy liggéey ak paradis fiscaux yi dañuy investiraat koppar bi ñuy am ci dëkk yiñ nekk ngir gën a dëgëral seen taxawaay. internet tax na jëflante bekk paradis fiscaux yi gën a yomb nekkatul entreprise yu mag yi rekk ñooy liggéey ak ñoom bépp entreprise mënees na jëfandikoo ngëneelu paradis fiscaux yi bokk nañ ci dëkk yi France jàppee paradis fiscaux Botswana, Brunei, Guatemala ak Panama. 2010 magazine bii di Forbes dëkk yi la jàppee ay paradis fiscaux États-Unis, Suisse, Royaume-Uni, Irlande, Singapour ak Hong Kong. fi mu toll nii fanweeri dëkk lañ jàppee ay paradis fiscaux saytu bi ñu ngi ko defee site bii di paradis fiscaux 2.0. jërëjëf Jean-Paul Ndour dañuy dalalaat Magueye Boye di inspecteur principal des impôts et des domaines. koppar yi nga xam ne ay milliards la yu bari yoo xam ne baal ngeen ko entreprise yi daf ci am ay entreprise yoo xam ne ñu ngi ci secteur minier bi benn rapport boo xam ne fësal na ko maanaam téeméer boo jël da ngeen teq juróom 5% yoo xam ne dañ ko exonéré ay sociétés yoo xam ne ay sociétés minières la ñu ki yooyu waroon na cee mën a bokk. alors dama lay fàttali rek ci l'impôt du lekk lu ñu teg ngir état bi di ci jël ay recettes def ay dépenses impôt outil de promotion économique la maanaam yenn saa yi dañ koy utiliser pour attirer des investissements wala pour may yow ceeb bi ngay lekk chaque jour mu bañ a am l'impôt wala pour may la bu ñu lay facturer ndox wala courant bu fekkee sa mën-mën àggul fu sori loolu nga cay consommer ci ndox wala courant mu bañ a am l'impôt loolu la ñu jël ak li nga xam ne nii moom la ñu may yenn entreprise pour attirer les investissements wala pour promouvoir le produit sénégalais à l'artisanat. Par exemple tey bu fekkee dafa am loo xam ne ni dañ ko bayee Sénégal wala dañ ko extraire Sénégal un produit di ko jaay ci bitim réew pour ñu may ko bu dajeek yeneen produits yi jóge ci bitim réew mu gën faa néew njëg ndax ñu mën ko jënd ndax ci bitim réew bu ñu fay jaay rapport qualité prix la maanaam li ñuy jaay ndax baax na bu ñu nee waaw ñu ne ndax moo gën a néew njëg pour may sénégalais produit sénégalais gannaaw ba ñu baaxee ba pare ñu gën a néew njëg ci marché international bi dañ leen di exonérer loolu moo waral ba yenn opération yi bu ñu demee à l'exportation wala même ces entreprises qui exportent ñu leen di exonérer d'impôt assis sur le bénéfice loolu nag boo ko gisee ñu bëri dañuy yaakaar ni ay yàq la du ay yàq raisonnement économique la yooyu yëpp la ñuy jël tënk ko ci benn këyit tuddee ko dépense fiscale te dépense fiscale yooyu ñu fàttali ni téeméer boo jël juróom benn fukk yi ak ñaar ci ménage yi la jëm maanaam ci kër yi ak foyer yi entreprise ñu ngi ci bénéficier wu fanweer ak juróom-ñett kon boo xoolee bu baax rapport bi ñun ñi nga xam ne nii ñooy lekk suba ak ngoon ñun sunu foyer yi nga xam ne nii bariwuñu doole yooyu ñoo ciy gën a bénéficier wu que entreprise yi. jërëjëf Magueye Boye. jërëjëf sëñ Abdou Diouf. inspecteur principal des impôts et des domaines chef du bureau de la coopération internationale jërëjëf ci ni nga nangu nekk ak ñun tey ji ci suba. Ecorex lexique bi.